On est le lundi 30 août 2021 dans leen jàmm seen émission le rendez-vous d'émission bu leen accompagner seen biir site internet du lundi au jeudi di waxtaanee tolluwaayum réewu Sénégal si ay sujet d'actualité politique économie ak ay sujet yoo xam ne rek ñeel na dundu doomu aadama yi mu nekk wàllum sociétal tey jii nag pour waxtaanee ponk yi nga xam ne moom la ñu lim de tout au long de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Alpha Ba, coordinateur PASTEF département de Guédiawaye, président commission agriculture, pêche et élevage du MONCAP. Salaamaaleykum Monsieur Ba. maaleykum salaam madame Tey maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne madame bi Tey maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan si waxtu jii ni ci émission bi di leen ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal ñu di kontaan tamit ci teew fii ci plateau bi pour mu waxtaanee li nga xam ne moo soxal Sénégalais yi si jamono jii ni ñu toll. Merci beaucoup Monsieur Ba. On va démarrer avec une triste nouvelle actualité bi nga xam ne mooy génnu àdduna kii di Alioune Badara Cissé ñu gënoon ko xam ci ABC nekkoon fi ancien médiateur de la République ancien ministre des Affaires étrangères samedi bi nag ñu génn ci week-end bi mu uy ji boromam mu nekk une perte bu énorme pour toute la nation sénégalaise ndax Alioune Badara Cissé ku ko xamoon même sax fekkee ci parti APR la bokkoon nekkoon na nit koo xam ne saa bu dëgg taxawee rek da ci wax événement mars dernier yi nga xam ne moo doxoon diggante ki nga xam ne mooy Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba xel sénégalais yu bëri génn rawatina ay jeunes defoon ci sa ay saccage dafa rek interpellé woon le président de la République Macky Sall par rapport à politique de l'emploi de la jeunesse bi nga xam ne moom dafa jàppoon ne kii daf ko lajji ban jàngat nga def ci événement yi ak décès kii nga xam ne mooy Alioune Badara Cissé. waaw balaa ma ci wax sama xalaat ci jàngat may njëkkee d'abord mooy ñaanal ko yàlla xaare ko aljanna yàlla na ko yàlla jéggal xaare ko aljanna yu gën a kawe moom ak woy daddu yu mu fa moom ak ñu fa fekk ñëpp. allahumma amiin. ginnaaw loolu nag si génnum àdduna maître Alioune Badara Cissé bi benn jàngat bu ñu ci gën a fës Sénégal yëpp mun ko témoigner mooy nit ki lépp looy def si àdduna rek nañ la xamee jub ak dëggu ci li ngay def ndaxte boo seetloo dégguma wala yëguma wala gisuma kenn ak quel que soit bord politique boo bokk koo xam ne seede nga ci moom lu dul seede ju rafet ñépp tënku seede ci moom naan nit ku jub la nit ku dëggu la nit ku doon taxawal dëgg la te nit ku amoon gëm-gëm la te loolu tamit ci loolu bu ñu ko xoolee si moom daa am beneen jàngat boo xam ne ñëpp képp koo xam ne da ngay def politique pour man yu mel nii du lu neex day metti gis nit génn àdduna bàyyi fi njabootam waaye lu mel ni bu amee Sénégal taxaw ci yenn taxawaay yi foog naa ñu nekk ci langue politique bi tamit day am loo xam dañ ko ci war a jàng mooy maanaam nga xam ne fii dara saxu fi léppay jeex te comme que léppay jeex rek lu fi ëpp solo mooy nit ki lépp looy def te man loolu laa gis ci d'après seede parce que personnellement sekkuma ak moom lu war a tax ma koy xam mais ci seede yi ma dégg ak li may koy gis en tant que homme public mooy ñëpp dañoo won ne mooy nit ki moom lu mu doon taxawewul woon loo xam ne bànneexu bàkkanam ko taxoon a jóg mais saa yu doon yëkkati kàddoom di wax wala di jëf da doon wax di jëfee li nga xam ne moom méngoo ngëm-ngëmam benn ñaareel bi mooy loo xam ne da doon wax ngir loo xam ne day nekk njëriñu askan wi yëpp te donc ñun homme politique yëpp dañoo war a jàngal loolu ci moom mooy maanaam que lépp lu ñuy def nañ ko teg ci dëggu te bañ a waxee suñu bàkkan te lépp lu ñuy wax ñu xam ne bés bi day teew te comme que bés bi day teew nag lu ci ëpp solo mooy ëllëg si biir nga seet boo fi jógee yan seede lay nit ñi di def ci yow ndaxte balaa moom am na ay nit ñoo xam ne ñu bëri dañuy génn àdduna ci génn àdduna ci way politique ñoo xam ne dañuy génn àdduna ci Sénégal waaye seede yi ma gis ci Aliou Cissé ci Aliou Badara Cissé maître Aliou Badara Cissé bëriwut ma gis homme politique génn àdduna am témoignage yu positif yu mel noonu donc man dama naan soññ na ci giir dundam mu ngi doon soññ nit ñi waaye bu mu génnee àdduna sax soññ na nit ñi ndaxte woon na nit ñi surtout ndaw yi nga xam ne dañoo nekk ci politique ban yoon lañ war a jaar fan lañ war a teg seen tànk dëggu jubal te saa su ne ngay taxawal nga xam ne mooy njëriñu askan wi kon ci ginnaaw témoignage man mooy première lecture bi ma def ci témoignage yi ma déglu après le décès de maître Aliou Badara Cissé di renouveler waat encore suñu njaal à toute sa famille di ñaan yàlla rek fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge
tout à fait 2021 mu nekk année boo xam ne mun nañu wax ne le Sénégal a perdu ses meilleurs hommes suñu ay autorités politiques ñu ngi génn àddina suñu ay autorités yoo xam ne rek wàllum aada ak cosaan ñu ngi génn nañ sa àddina suñu ay autorités yoo xam ne ñooñu teewal si wàllum diine aussi ñàkk neen ay xalif généraux aussi yu bëri est-ce que décès yi nga xam ne gis nañ ko mu nekk loo xam ne interpellé na ñëpp est-ce que warul tamit na interpellé ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe politique bi ñu gën a defar waat seen ay toggaay aussi bu ñu xoolee violence bu ñu seetlee ko ak kàddu yi nga xam ne des fois ñu koy defante du rafet aussi waaye xam nga mooy li ma doon wax léegi rek mooy que xam nga dee moom da di loo xam ne borom bi daf ko fi teg du ma ne li ñu fàttali sax mais dafa bokk ci fànn yoo xam ne saa su ne daf ñu koy fàttalee boppam mais kàngam yi nga xam ne ñooñu ñàkk moom nañu ñàkk est-ce que war créer un déclic waaw xam nga déclic pour man kàngam yi gaa li nga wax dëgg la mooy boo xoolee ñenn ñi nga xam ne ñu doon ay royukaay tout à fait ci nit ñu bëri ñu génn àdduna saa su ne war nañ si jàngat dara maanaam parce que da ngay dégg gis bu ñu génnee àdduna yenn saa yi sax li nga xamul woon ci ñoom bu ñu génnee àdduna nga koy door a xam ñu lay wax lu ñu doon defee lu ñu doon taxawee nga jàngat si ñoom lu bëri ba yenn saa yi sax da ngay naan ah man di su ma xamoon diw nii la mel dinaa ko gën a jekk ngir jàng si moom lu bëri donc bu ñu génnee àdduna day nekk jàngat waaye dafa war a nekk tamit à chaque fois piqûre de rappel pour homme politique yi piqûre de rappel bi mooy lan parce que yenn saa yi di nga nekk ci terrain politique tension politique bi emporté la wala enjeu politique yi emporté la parfois ba da ngay fàtte ne tout est éphémère dans cette vie ndaxte adduna bi amu fi lu dul suñu borom amu fi loo xam ne day sax dàkk day sax abadan lu dul suñu borom amul fi loo xam ne day sax abadan loo fi gis rek àpp la dañ ko àppal tey yow la suba sa morom la ginnaaw suba keneen la ginnaaw suba keneen la te comme que nag dund ji noonu la demee moo tax nag saa su ne dafa war a nekk benn piqûre ba rappel boo xam ne da ngay naan chaque jour boo demee bay tëdd nga xool man en tant que acteur politique qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de positif dans ta conscience personnelle et individuelle man en tant qu'acteur politique qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de négatif par rapport à ta conscience personnelle et individuelle nga ñaan suñu borom tamit mu dimbal la ba suba tey li nga defoon ci négatif suba nga bañ a def loolu xam nga parce que la mort c'est une piqûre éternelle de rappel aux hommes c'est une piqûre éternelle parce que ça nous montre que tout est éphémère amu fi loo xam ne daf fiy nekk ba ilaa yawmi comme que nag xam nga ne tout est éphémère lu ëpp solo rek mooy boo fiy jóge parce que am na tey da ngay gis yenn saa yi nga toog ñu lay wax ay nit tu as comme l'impression que da nga bokk ak ñoom jamono mais fekk génn nañ fi adduna ay siècle wala ay ati at mais lu tax ngay am impression que da nga bokk ak ñoom jamono parce que chaque jour lu ñu doon dund ak lu ñu doon dundee ak lu ñu doon jàngal maanaam enseignement yi ñuy tirer seen parcours de vie da ngay gis ne ah man su ma sañoon mu mel noonu roykaay ndaxte jàpp naa ne nit ku nekk tamit ñaan nga yàlla ëllëg si biir comme que xam nga ne doo fi nekk éternellement ñaan nga yàlla ëllëg si biir boo fi jógee au moins nga mun a am woy bu rafet am na xam ne tey jii ñoo xam ne bu ñu génnee fu ñu taxaw ñu ne diw mooy nekkoon suñu waajur wala diw moo nekkoon suñu maam seen maam yooyu wala seen waajur yooyu nekkatuñ fa waaye fu ñu leen tuddee ñu ne diw mooy seen maam wala seen waajur nit ñi dañ leen di naw pas ñoom par rapport ak nuñ mel mais seen waajur yooyu wala seen maam yooyu luñ fi liggéey am noonu tamit la amee ñoo xam ne tey am na fu ñuy dem duñu nangoo wax diw moo nekkoon sama waajur wala diw moo nekkoon sama maam ndax bàyyiwuñ fi woy bu rafet kon bàyyi fi woy bu rafet nag lu koy permettre mooy chaque fois nga xam ne ñu fiy jóge buñ la gënul gënoo leen te ñu fiy jóge comme que buñ la gënoo leen te ñoom jóge nañ fi yow ala kulli xaal da nga fiy jóge donc woy bu rafet boobu noonu war nga ko séntu saa su ne ci lépp looy def nga xam ne ah man kat ñaar ñii war naa ci bàyyi xel mooy ëllëg si biir dama fiy jóge te dinaa dajeek sama borom donc loolu ñun ñëpp ay aji ngëm lañ quelle que soit religion bu ñu bokk gëm nañu dara kon jàpp nañ ne ëllëg si biir dinañ dajeek suñu borom comme que ëllëg si biir dinañ dajeek suñu borom on va rendre compte au juge suprême deuxième chose bi loolu moom c'est entre yow ak sa borom mais leneen li mooy entre yow ak sa descendance ñi nga fi nar a bàyyi mais sa famille mais aussi askan wi nga dëkk ëllëg si biir boo fi génnee lan la ñuy seede ci yow parce que ku nekk ñaan nga yàlla jour boo fi jógee nit ñi di am ci yow seede bu rafet comme lu ñu gis keroog maître Aliou Badara Cissé am ko ah man de xaw ma kan waaye de su ma sañoon jour may génn àdduna xaw ma kan lay doon waaye seede yi ma gis ci maître Aliou Badara Cissé nit ñi di ko seede ci moom de manière unanime su ma sañoon ma am seede ci mel noonu te saa jàpp naa ne ku nekk
quel que soit par ailleurs loo gëm quel que soit sa bord politique bëgg nga ëllëg si biir am lu mel noonu te loolu la koy may nag mooy chaque fois lépp looy posé rek nga teg ay actes yoo xam ne day positif et être quitte avec ta conscience am constance te fexe liggéeyal askan wi liggéey loo xam ne njëriñu askan wi la waaye du doon sa njëriñu bopp yow kese. Tout à fait. Maître Alioune Badara Cissé.